jéem a wut place du ko góor ñi ñu ci bëri bokk ak ñu ko sañ a wax feesatuñu seen place parce que bu ñu demee ba par exemple yenn góor yi bu ñuy takk di wut ko am wala suñu takkee koo xam ne dafa yor ñoom ci seen bopp ñooy comporté woo de telle sorte que seeni soxna duñu leen respecté wala seeni soxna aussi di leen teg yoo xam ne wala di leen wax yoo xam ne waruñu leen ko wax depuis le début ñu leen koy bàyyi ndax koppar est-ce que du loolu te góor yu bëri instant yi dañoo tayal dematuñu wuti liggéey wala bu ñu wutee liggéey it wutuñu li fees seen bët moo gaaw non loolu c'est un faux débat. Pourquoi? Je vais te le dire. parce que koñ yi da nga ciy dem. xale góor yi ngay gis ñuy toog ci mbedd yi. ñooy ëpp nga xale yi jigéen yi. jigéen ñi dañuy nekk juddu ci famille bu baax. mais dañ leen di jaral ñu dem di liggéey ci kër yi di daan seen doole xale yu góor yi ñu ci bëri. dama ne ñu ci bëri dañuy dem ba dañuy bëgg liggéey yenn liggéey. xam nga tax non loolu nga wax mënu ma ci d'accord. question laa la posé. toog naa ba tey jigéen ñi di wax naan. ji góor ñi léegi buñ la xamee liñ lay njëkk a laaj mooy qu'est-ce que tu fais dans la vie. c'est vrai ban góor la boobu. c'est vrai ban góor la tout à non dama wax ne koo toogal ku ne mu laaj la qu'est-ce que tu fais dans la vie bàyyi ko ndax doonte sax milliardaire nga damay wax ne soo feesee sa place ma booy laaj sa milliard yor la donc la ngay def ça ne m'intéresse pas. mais cas social plus cas social crise sociale daf ma poser question cas social plus cas social. crise sociale non pas forcément nañu bàyyi xel ci mbir yàlla mooy dogal cas social plus cas social àdduna mën naa dox ba tey ñu ñaan maag sa yaay parce que loolu moo neex exactement. maag sa yaay comment dire taataat nañ seelu nañ ci taw ba tey. mais ma wax ne da nga ma posé question yow sax da nga may désorienté yaa ngi ma posé sànq benn question li tax nga wax loolu Safia ma ne la gëwuma loolu nga wax. toog nañ fii ci émission ma ne la daanaka jigéen ñi métier yi yor yëpp góor ñi nangu nañ ko ndax jom. man bokkuma ci ñooñu di wax ne góor ñi am na ci ñoo xam ne saa ku ñu njëkk a dajeel ne la qu'est-ce que tu fais dans la vie ça c'est quel homme ça ban façon góor la boo demee ci marché yi góor ñi nga fay fekk boo demee ci dagg-kotu soble yi góor ñi nga fay fekk boo demee ci madame Porté góor ñi nga fay fekk. am na ko ba wax keroog li Prospère wax noonu wax ko jigéen ñi ñoo jël place yu baax yëpp moo tax xale yu góor yi léegi ñuy dem ci yenn liggéey. c'est possible parce que aussi c'est vrai wax naa fii keroog. droit boo gis nit am ko rek am na ci ku mu jógee ñëw ci yow. ma wax ne li ma d'accordul mooy. gis nga góoru Sénégal. tey la ñu gën a am jom tey la ñu gën a nekk ay ñefekat. waaye mais li Sofia wax mënoo ko toxal de. non waxuma pour toxal ko. day wax li muy dund par rapport à son expérience may wax li may dund man tamit parce que li ma métier yi ma lay wax ne góor ñi jël nañ ko ci jigéen ñi duut baaraam lu ñëpp mën a lu ñëpp mën a kii la. lu ñëpp mën a teg baaraam. dëgg la waaye am na góor ñoo xam ne suñu gisee jigéen joo xam ne moo leen mënal wala mënal na boppam wala mën na leen a jariñ am siiw nan koy def. am na loolu am na fu nekk. am siiw Mamadou Sy si internet nee na cas social plus cas social égale crise sociale. non forcément. père. li nga wax noonu am na. comme aussi gis nañu jigéen. màggandoo ak ku mu toll ku mu maaseel. waaw moom laa bëgg yow laa bëgg. ba ma sàmba dagge ci lan nga jóge Italie ak ay gaare oto ak ay loolu. mu ne la fi yukk na naq bu ñàkkari ànd ak moom ne la sëy fu ko yàlla tudd du fa am. mbëggeel amul. non maa ngi ñëw. mbëggeel amul. je parle même pas de mbëggeel. mbëggeel n'existe pas. mais li ma ko waxee mooy. wallaahi mbëggeel amul. ma spécialiste en amour la mbëggeel amul. non yow man ma yor loolu di wax ci séduction di wax ci mbëggeel nga bëgg wax sama. dama gis mbëggeel amul. yow rek laa xaar nga daane. waaw père. mbëggeel amul. en tout cas li ma bëgg a wax mooy. amul de. gis nga féminisme bi nga xam ne jigéen ñaa ngi koy woote. man mënuma ko tuddee féminisme. li ma koy tuddee mooy c'est une revanche boo xam ne amuñu courage wax ko. quelle revanche. ndax ku ci. revanche sur les hommes. quelle revanche. bonne question. dañ leen wax ne góor moo daan mën. di defal jigéen lépp. wallaay. àdduna dox tey ba jigéen taxaw ne non góor dootuma xaar góor ci dara. est-ce que dafa dem ba góor yi mënatuñ def lépp. sama question répondre s'il te plaît. Sophie nee na. fa ndox daan jaar. boo demee ba tey fekk fa tepp. d'accord Sophie. très bien merci. Prospère. Oui. La complémentarité dafa am importance dans la vie. On ne cherche pas à être seeni kanam wala leneen. On cherche à ce que diine moo ñu njëkk jox ay droits yaa Seyda dinaa ci ñëwaat léegi parce que depuis tout à l'heure am na question yoo posé yoo xam ne peut-être amoo réponse yi mais Prospère complémentarité dafa baax ci àdduna. absolument. gis nga kilifa d'accord naa. mais gis nga ne am na kilifteef yoo xam ne yàq nañu seen kër yi. la raison de notre créature. waaw moo tax la complémentarité. merci kon maa ngi ñëwaat dugg ak yow ci religion maanaam waxu njiit bi sax waxuma ci duma ci delluwaat 2 fois mais papa
jigéen génn na ci biti di ut autonomie di ut liggéey parce que góor yi tey ñu ci bëri ñenn ñi dañoo def ay fuite de responsabilité faal mooy ne toppatoowuñu seen njaboot lan la jaraloon démb yow ngay dem ca tool ba di rey pour kenn bañ la yab kenn bañ a dundal sa njaboot bëri na fi léegi ñoo xamante ni seeni soxna ñooy dem jaayante ci biir pour mun a dundal seen njaboot du ñëpp nag moo tax ma ne ko li Sophia wax neexut a toxal très bien may ma rek Pape mu ñëw point par point je tiens à préciser que ne tey bëri na jigéen yuy génn di jaayante ndax dañoo bañ a tas rek toog ci wetu jëkkër joo xam ne fuir na ay responsabilité moom mu génn dem soli tubéy bi positivement pour dundal njabootam fuir responsabilité mooy bañ a dundal njaboot bi toog da ko amul wala da ko mënul da ko deful sax dafa génnul sax uti ko ñaata jigéen ñoo nekk ak jëkkër yoo xam ne xalaatuñu uti liggéey Sénégal nga nekk dëgg la non c'est tout Sénégal xam nga la lay expliquer yaa naa ñoo xam ne amuñu liggéey donc je parle carrément dëgg la wutuñu ko merci papa amuñu ko wutuñu ko jéemuñu fuite la wala nga nekk ak sa jabar fase woo ko mais dundatuloo seen diggante sëy bi amatul parce que dundalatoo ko da nga def comme si tu as une femme et des enfants mais tu t'en fous électron libre nga boo xam da ngay dox rek merci léegi pour ma avancer c'était pour dire que ni pour préciser le Prospère que ce n'est pas une question de revanche pour jigéen yi muus ak pour jigéen yi am diine ak jigéen yi jàng parce que mënuñu la ne 1 + 1 = 2 ngay dem uti ci beneen chiffre c'est clair comme de l'eau de roche mooy ne boo nekkee ci sëy dafa am ku ci yàlla jiital mais attention yaa Seyda da ngaa wax ay droit wu jigéen yan droit est-ce que xam nga ne droit yi dama koy wax papa bu ma ko waxee tey dina ko jaaxal lépp lu ñuy kaas ne dañ koo importer peut-être jële ko ci tubaab yi diine jox nañu ko ba pare dama lay jox ñetti droit mooy ne jigéen boo gis ci ñun mérito na respect le minimum da ngay xëy sa jëkkër di la saaga suba ba ngoon di la dóor ñu lay gëm noo ne loo lay sëy fan ci diine la ñu bind ne loo lay sëy yaa Sayda pourtant diine moo njëkk ne da nga respecté jigéen xam nga ban jigéen maa ngi koy tàmbale ci yaay en fait ñun dañuy dofloo sax parce que dañ lay gëmloo ne da ngaa faroo fonk sa yaay ñenn ñi jël jabar def ko torchon alors que c'est la continuité de la femme lan moo tax respect ba nga jëloon jox ko yaay doo ko jël delloo ko jabar nii doon yaayu doom est-ce que respect ba nga jox sa papa jox ko jëkkër d'accord naa dafa war nga war jox ko sa jëkkër non dama ni non y a pas de souci ba tey d'accord naa ak yow de ba tey d'accord naa ak yow maanaam respect en général laay wax exactement le droit de la femme mooy cër te pourtant am na jigéen ñu ko amatul seen biir kër ay góor droit yooyu diine jox ñu ko jël ko déformer ko abuser ci ba nga ne ma lii lan la ma ñëw tàbbiwaat ci deuxième bi mooy parole yaa Seyda diine waxul bu jigéen wax de xam nga lu mu wax bu doon sagoom baatam du jëm kaw parce que xam nañ ñun ni ñu mel donc yàlla pare na démb waxul ne jigéen amul droit parole dafa ni li ko gënal mooy baatam di bañ a jëm kaw parce que xool la rek ci plateau bi suñu baat bu jëmee kaw musiba tàkk non parce que awra la mais parce que awra voilà mais waxul ne jigéen bu mu am parole ñu ñëwaat transformer suñu droit boobu jigéen day noppi man de tàmmu naa ci ne may wax nga ne muut jël suñu droit yi ñu diine jox parce que bu ma demee ci français père dana ma xoj diine ñu ko jox de li may wax nii droit de parler. Sophie mais ñu ngi koy wax léegi dooguma la téléphone bi téléspectateur yaa ngi. pas de souci Alima vas-y. tegal sa loxo foofu noonu 88 628 89 90 allo. allo. dem na voilà ça fait mel ni kooku dem na. ayca nañu làmbaat téléphone bi rek wala ñu bàyyi leen ñu am temps woote wu 88 628 89 90 88 628 28 28 waa Sophie ayca. ma delluwaat ci beneen point. mooy soumission bi ñuy wax mais Prospère la soumission ci mariage mu complémentarité buy ñëwaat rek la kii mooy sa kilifa su waxtaanee ak yow dégg ko kii mooy sa jabar del saafonteeg moom pourtant la religion ku jàng xam-xama fi toog bu may wax lu dul dëgg yaa Seyda nga ne ma taxawal ñu jël soumission bi nag def ko leneen. lu mel nan. dammum loxo. ban dammum loxo. dammum tànk. loolu du solution de. dammum loxo waxuñu loolu. mais maa ngi ñëw solution nan wax moo di nangu. 88 628 89 90 bu leen soxla xale bi xaar leen. salaamaaleykum. solution mooy nangu. man sa numéro laa bëggoon Sophia. soxna si. allo waaw Sophia. waaw. sa numéro laa bëggoon daal di lay woote. d'accord dinañ la ko jox ci suuf. ayca jërëjëf 88 628 89 90 88 628 28 28 jox leen ñu ko ci topp 88 628 89 90 88 628 28 28 nga ni soumission Sophie fi mu toll. mooy ci damm loxo gis nga fi may joxe exemple mooy ni ñu jëlee droit yi di ko transformer nag. mooy ne ñun li ñuy woowee soumission tay bi. waaleykum salaam
voilà keneen nag ci ligne bi. waaleykum salaam sëñ bi noo def. waaw jàmbare sant yàlla man la Djibril maa ngi wootee ci Belgique di rafetlu émission bi. merci Djibril. waa di participer ci waxtaan bi macha allah yéen ñëpp yéen a bokk li ngeen di waxtaan xëy na da ngeen réeroo rek waaw li ñu naan réeroo amul ñàkk a waxtaan. waaye ci naan ngeen waxtaanee di ngeen juboo. dëgg la man li may gis ci féminisme bi dafa ñun ñoragul ci ñun. Sénégal ni ma ko gisee. par rapport ak fii Europe ñi dundee féminisme bi da ngay liggéey sa jabar bi liggéey weer bu dee ngeen indi xaalis bi teg dugal ci benn compte fay ci seen kër fay ci seen courant dund seen li ngay dund defal ci li ngeen ci defal xale yi mais loolu noonu ñun Afrique tolloo guñu foofu parce que fii ñëppay liggéey góor day liggéey di liggéey xale day liggéey même xale yi nga xam ne ñu ngi am 14 ans nekk université bu ñu amee vacances dañuy dem liggéey parce que yomb na fi koom-koom bi yomb na fi kon ñun àgguñu moment boobu pour nga gis góor am liggéey bu baax c'est tout à fait un problème donc ñun àgguñu ci vraiment moment boo xam ne war nañ mën a moment boo xam ne góor day participer jigéen participer ku nekk bëgg nga ko ku nekk bëgg nga boo amee sa soxna muy participer ngay participer muy participer sa njaboot nga leen di fay école ñuy dem ba université nga leen yóbbu Europe ñuy jàngi ji pour muy jigéen mais pour lan la pour mu jariñ boppam jariñ la jariñ ay mbokk yàlla bu defee mu am borom kër jàppale borom këram ci loolu sant yàlla la loolu benn góor bañu ko waaye itam sëy dafa nekk loo xam benn affaire la li papa di wax mën nga am milliard waaye sëy dafa nekk loo xam ne yow la ñuy muur de dem sëy yow la ñuy yeb bon nag yow loo ak sa jëkkër même bu nekkoon da nga ëppal sa jëkkër àdduna bi ci biir dañ ne sëy jaamu yàlla la ndax boo ci amee njaboot mu barkeel waaw léegi nag man par exemple man tey jii maa ngi c'est la première fois ma dugg ci émission yàgg naa di seetaan rek mais c'est la première fois ma dugg ci émission bi même rajo bi sax à chaque fois dama ciy bëgg a dugg mais période boobu xëy na lay ma nekk ci liggéey moo tax du ma mën a participer ci am na ay dara waaye maa ngi leen nuyu leen ziar di wax Bougane tam bu dee mën na jël sama numéro parce que waaw bëgg naa liggéey ak moom incha allah. incha allah d'accord amul problème dellu ziar bu baax di ziar papa. ayca ayca kontaan nañu bu baax a baax merci.